waaye Faranse lan na gooru Sénégal ñii ñu dugal Sénégal ñi génn gàddaay far dem ba faatu ñu joxe seen gànnaay ndax ñu yaatu fam nañu saamu i cere fi soose yóbbu Gabang boole koog Baraama Siise tala kapoor ba ñu lekke imbulaañse daf ko ci biir nag laaw la ma faraañse ñoo génne lam de julbeere yi ñooro rey makki doom ji jàll Fuuta Tooro ñoo del rey nag almaami Abdu Bukar tan ñoo ngi ci suñu ñeenteelu émission diggante Lat Dior ak Demba War Sall ñetti émission yi fi jàll dégg ngeen nu ci troisième émission bi ñëwoon nañu ba mbokki Lat Dior yi sant Fall te xam ngeen ni Damel ci Kajoor la ko dale ci Déthié Fo Ndiogou mi njëkk a doon Damel juróom-benni fan la ko doon ci atum 1549 ba mu fa jógee doomam Amari Ngoone Sobel moo ko wuutu waaye la ko dalee ci moom bëpp egsi ci Lat Dior Damel Fall la doon sant kon ñi sant Fall dégg ngeen fa ñu mujj ak Lat Dior ak Demba War ba Lat Dior daanu ci ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru octobre 1886 ca Deqale kon honorable député dañuy ñëw gi suñu émission bu mujj mooy Demba War Sall ginnaaw Lat Dior maa ngi fii ak benn article boo xamante ni journal bu ñu doon wax Le Temps moo ko génnee ci fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru novembre 1886 mu mel ni bi Lat Dior daanoo matul weer gouverneur woote na ndaje moo xamante ni ndànd la woon wax nañu ni keroog junniy nit ak juróomi téeméer woo na leen fa ngir ñu waxtaane Kajoor fa la ñu décidé ni Kajoor dootul doon Damel dootu fi am dañu koy tasaare def ko ay province ci la ñu defee Demba War Sall muy président bu conseil confédération du Kayor ñi ngi ciy wax ni ca ndaje man Demba War nee na ci xareb Deqale bi Lat Dior daanoo te faatewugul ñëw naa tiim ko ni ko yow day Lat Dior maag yow danoo waatoon ndax danoo waxoon ne nun ñaar ku ci war sa morom rek na njëkk a faatu tey jii nag mel na ni yaa ma war ndax yaa may njëkk a faatu loolu journal bi génne na ko xaw ma wér na xaw ma wérul waaye nee na Demba War wax na leen ko foofee keroog ci ndaje mi kon honorable député dañu bëgg nag ñu ñëw ci sa maam jooju di Demba War bi Lat Dior saayee te nga xamante ni Damel amatul dañoo daggatee Kajoor def ko ay province te moom moo seefoon province yooyu yëpp foofu lañ bëgg nga ñëw ci ak ñun. c'est ça c'est-à-dire que li mat a xam mooy tubaab bi mu jotee ci réew mi ba nga xam ni jéem na dem nañ sax bu bëgg koo def protectorat maanaam comme ay Maroc ak yooyu tubaab bi xelam yëpp mooy nan lay def ba bés bu yéenee fee Sénégal dégg nga man koo bañ a am kenn képp muy interlocuteur muy kooku rek lay waxal loolu rek moo doon problème loolu bugg ko koo xam ni kii day taxaw taxawaay boo xam ni day yilif di nuroog ko moroomam moo tax processus de balkanisation li ñuy di wax balkanisation li ñuy wax nan la ñu daggatee Kajoor moo doon problème am daggate ko ku ne mu am morceau boo yor kenn ku ne di ñëw di wax ak moom loolu moo doon programme am et boo demee ba ci biir sax alors léegi nag kon bi nga xamee ni loolu am na moom dafa wax ni Damel moom bàyyi nañu ko kenn duutu ko wax am na ci benn thèse bu ma liiree boobu it nag de géwél yi daanañ ko wax fii sama baay daanaa dégg ñu di ko wax daanaa dégg ci sama kër yi sama ndeyit ñu di ko wax ndax fii daanaa dégg ñu naan ba nga xamee ni Faidherbe bi dénk nañu sa baay dénk na Kajoor sa baay nekk ci naaka ak Sambata gi laa jox kon tubaab bi son bëgg moo doon rek nan la mën a def ba séddale Kajoor pour néewal doole Damel bi moo tax mu ni Damel duutu am ne nag Demba War nag wax ma loo bëgg ma def ko wax ma loo bëgg rek ma def ko loo bëgg dinaa ko def waaye Damel moom dañ koy supprimer booba it tubaab bi dafa muus waaye daa bëgg néewal ko doole ndax bu yoroon taxawaayu Damel day doon taxawaayu président de la république mën a waxaale ak moom waaye bu ko ne bàyyi naa ko mu ne ko d'accord mu ne ko naa la def président
de la confédération des chefs du Kayor séddale Kayor juróom-benni région du noonu la ba mu ko séddalee juróom-benni région jox ko bàyyi ko mu joxe ko nu ko neex mu jël benn moom muy président te la ko jiitu woon booba Demba War c'était le chef des captifs de la couronne kooku it aja précisé sama nijaay Bamba Mbaxaan dañ ne le captif de la couronne est une propriété du Damel est une propriété de la couronne mais la couronne aussi est une propriété du captif du Damel. ñoo koy firee ci wolof. bon nu ma koy tiree ci wolof mooy le captif de la couronne mooy koo xam ni kii nit la koo xam ni jaamu nguur gi la. jaamu buur wala jaamu nguur. non nit ñi dañ ko man ni ñu ko waxee baaxul. waaw du déedéet du jaamu buur dañu ni. le serviteur. déedéet waaw comme ni le serviteur nañuy wax koo xam ni kii amul benn bëgg-bëgg ci àddina lu dut nguur gi géej yi moom ndax dañ ciy juddu bokk waaye dañoo bàyyi meenuwuñu nguur gi tey lu nguur gi bëgg loolu laa bëgg lu mu bañ loolu laa bëgg kon noo moom nguur geenu moom waaye nu it noo moom nguur gi kenn mënu koo jël te joxunu la ko ku nu ko bëgg a xañit xañ la ko voilà ce que ça veut dire alors ba ñu jógee ci loolu donc ñu ne ko léegi président de la confédération des chefs du Kayor alors c'est étonnant Mbaxane qui dit dans son livre il faut le lire le captif de la couronne est une propriété de la couronne. dafa jaral leeral ci wolof ndax ñu bari dañuy jàpp ni captif de la couronne mooy jaamu buur. waaw am na ñu koy waxee noonu. voilà waaye mais am une traduction exacte dafa amul mooy moom le captif de la couronne est une propriété de la couronne mais la couronne aussi est une propriété du captif de la couronne ça veut dire il y a une réciprocité waaye ça veut dire c'est-à-dire que kenn mënut a def dara te du ñoom te kuñ ko bëgg a jox la ko. te ku ko yor bu ñu ko bëggee nangu boobu fi leen leer na. alors fekk na nag loolu mu nga amee ca bala sukaabe di jot nguur gi ndax ñoom dañoo judd ci càmmiñul Ngoone Jéey mi jur Lat Sukaabe muy dee caw mbay ñu jaayam ya ko jàppale woon ba ñu jot ci nguur gi dañoo am na ñu sàmmante woon looloo tax ñu doon ko surveiller ba nëgëni fi yàgg na alors léegi nag bi mu nekkee nag le président de la confédération des pouvoirs tubaab bi joxaat ko doole ju toll ni jo amoon ba mu jëkkoon a am. parce que nit ñi li ñu comprendre mooy bi ñu ko joxee nguur gi dañu ko ne nu la neex def mu séddale ko muy président bu naa ma joor mi jur sama baay mi tëdd. sa maam ki jur sa baay. waaw mi ne sama maam bi jox ko barget gii ma ne tey jox ko barget gii mu ne ma nekk tey sàngoon ñu def ko jëwriñ bi mooy président assemblée nationale Ibra Fatim Sarr seen ñaari maam ñoo bokk ndey ñu def ko bëj cool defa naa dégg nga li ma wax mu des ñeenti ñu bokk ndey nga jox leen ku ne gouverneur Madior Coro mooy sëtu Madior de Damel bi fi mujjee nag te àndoon ak tubaab yi moom it ñu jox ko fële ca wetu Sàkkal ba ci xaw ma nan moom itam la woon alors keneen ki ci des mu des ban ma koddu déggen mooy waa Kër Paate Fëri ñi dëkk Kour ñoom it ñu jox ko kii nu mu tuddati Tabi Gàtteñ beneen région donc kooku Paate Fari maamam Sangoone Lat Déggen Njaay mii maamu Demba War maam Mbenda Fari moomee jur Paate Fari mu jur ma ko déggen mu jur Masamba Ngoone Latir mu jur Ibra Déggen Tanoor kon xam nga lépp delluwaat nañ ko ci loxoom voilà comment ça s'est passé dindi nañu nag dameelaa bi mais bi ñu dindee dameelaa bi aussi ni ko nag en récompense dañ lay jox nga séddalee ko ni la neex mu séddalee ko ni ko neex defaat ko ci biir boppam loolu tax ma ni pouvoir bi mu amoon daanaka dameel amu ko woon xam naa loolu nag am na lu mu indi moo tax ñu naan ko traître blaak daa jaay ak ndax ñu bari diggaale nag seen wuy jur dama gis barki démb koy xas maam Mbaxaan Jóob lu bon lu ne mu wax ko waaye Mbaxaan bàyyi leen ko tuub na jébbal na sëñ Tuubaa jéggal na ko tudde ko Abdou Khafour te ni mu meloon ku ni meloon dameel di sa baay di sa nijaay ñu war laa jox réew mi di nga toll ci ñaar fukki at na nga mën a def gis sa bopp bàyyi lu bon lu ne lañ koy wax moom mii itam li mu yoroon dafa bari ba tax na lu bon lu nekk wax nañ ko ci àddina
daa wor daa def nii est-ce que daa wor est-ce que comme ni ma la wax dañu voilà nii daal man noonu laa ko mën a gisee léegi nag bi loolu amee Demba War ñetti doom képp la ko yàlla jox jëwriñ may sa mbay sambalaw bi may sa dëggeen pende coro teeñ la woon ab xarit kii moo jaboot woon Sangoné Dior benn doom la ko yàlla jox mooy may sa bàlli mooy maam may sa jékki mi fi nekkoon Bounama Dior moo jaboot am na juróom-ñetti doom yooyu dañoo falu sama baay mii ci la bokk kii borom xam bi moo ci gën a prospère waaye ku tedd ki da koo teraloon ndax dafa bokkoon ci ñi ñu doon sant ñu sonal sëñ Touba bañ ko bëggee sante mu dem waxtaan ak Demba War ni ko ay waa nga jóge Mbàkke jëm bu soobi gisuma ko bu ci sori de mu jàpp ca njaabut ba mu ñibbisee bu mu jógee ci géej mu dem jébbalu ci moom Ceyeen muy Masamba Bounama Dior Bounama Dior sa maam ki jur sa baay waaw moo tax Bounama Dior ci gën a prospère am na juróom-ñetti doom yu falu mën naa la leen a limal sama baay mi ca la bokk alors Demba War ñett rek la jëwriñ may sa mbay moo doon chef de province sañu xool kii nu mu tuddati sambalaw bi may sa déggen moom nekkoon na jaraafi Mbawoo ak Penda Coro ñetti doom yoo xam ne benn bis lañ juddoon doon la Demba War kii moo jabootoon yàlla defoon ko bi tam amoon kooku itam Demba War loole mu waxoon loolu nekke woon ak Alaaji Malick waaw ndax dégg naa Alaaji Abdou mu wax loo xam ne lii maam bu naama ba mu fa demee nun dey fii sa kër baay nga ndax wax nañu ni am na benn bis Alaaji Malick romb ko di dox dañuy Kajoor gépp na jóg takk fas yi ñu topp ko ñoom li leen yàlla defaloon mooy li ñu teraloon ñi fi ne loolee am nag lu mu leen toppe waaw alors moo tax bari ci ñoom ay teraanga yoo xam ne jot nañ ko te yàgg ci ak ñoom. doguma la noonu nga ko waxee ni Demba War lu doy waar lu ne waxal nañ ko parce que am na même ñuy dem ba di ko reprocher que ni au conseil privé du 5 septembre. le directeur des affaires politiques Merlin dafa wax ni am jot naa ay kalaame yu bàyyi ko ci Buur Njàmbur ak le président du confédération du Kayor muy Demba War kon li nga wax ni wax yu loolu ñuy wax mbaaxaan wax ko di ko wax Demba War maanaam nit ku nekk mënoo ñàkk baatu gannaaw wala jam-jam waxuma laa nag ku boole pouvoir yi nga xamante ni bii ni nga ko waxee ndax gis nañu ni Lat Joor Demba War de woon na ko nga falo jaral na ma sama bakkan bi mu faloo li mu ko joxoon ci ndombay tànk mais mel na ni ndombay tànk yi ko Lat Joor joxoon tubaab yi jox nañu ko lu ni toll wala lu ko ëpp li koy firndeel mooy li ko ne wax naan diw du woon ku ndaw Demba War du woon ku ndaw ndax maa ngi fii ak une lettre boo xamante ni bii journal bu doon génn ca France ñu di ko wax Le Figaro am na commandant bu fi nekkoon ñu doon ko wax Abel Diender mu nekkoon ak Demba War doonoon commandant cercle bu Tivaouane ginnaaw bu ñu mu jógee fii ñu affecté ko mu dem dëkk bu ñuy wax Aéré Grand Aéré lañ ko doon wax doon fa commandant en 1890 benn tukkuleur bu ñuy wax Baldé Catché moo ko fetal moo rey commandant boobu mais 4 ans après Figaro ca France dafa bind wax ni commandant bi ñi ngi ko faatee Kajoor loolee nag metti woon na sa maam Demba War ba mu bind lettre boo xamante ni bii mu ngi nii secrétaire am moo ko bindal mu adressé ko woon dégg nga ci commencement bi ñuy wax ni c'était en 1894 commandant bi ñi ngi ko reyoon en 1890 mais 4 ans après dégg ñu ni une lettre curieuse bi mooy tubaab bi li lay wan ni mosuñu noo nawloo français bi après di nga ko lire ab secrétaire am booba maîtriser wul façon bi mu ko bindee ak français bi mu ciy làkk moo tax ñu tuddee ko une lettre curieuse. Le Figaro a reçu une curieuse lettre que nous reproduisons et en respectant scrupuleusement le français un peu nègre nga gis tubaab yi bu ñu sérieux woon ndax ku la bind même bu fekkee am nay faute wala lu mën di am mën nga koo denc waaye dañ koo publier waat ci benn journal sax le 17 novembre 1894 le président du conseil des chefs du Kayor à monsieur le directeur du journal Le Figaro. Demba War Demba War moo ko bind
ndax ca ñi ko signé woon après moom Demba War mi ngi leen di tudd fii secrétaire bi doon bind moo doon ca Yacine waaye ñan ñoo ko signé le chef du Kayor Demba War Sall le chef de la province Mbawor et Géoul Ibra Fatim Sarr le chef de la province Ibra Fatim Sarr comment il l'appelle le chef de c'était le chef de la province du Mbawor et Géoul ah ouais d'accord Ibra Fatim Sarr Ibra Fatim Sarr le chef de province Mboul Gallo Sangone Dior mooy Sangone Dior le chef de la province du Mbawor ak Njambur Oggo Diop le chef de la province de Sagnokor oriental Moussa Awa Dieng le chef de la province de Guet Bounama Sall mooy Baye Samba mooy Bounama Dior mooy Bounama le chef des Peuls du Kayor Samba Lawbe Buri que lettre bi source bi journal bu ñuy wax Lanterne mi ngi génnoon ci àjjuma ñeenti fan ci weeru janvier 1893 xam naa bu émission bi passé dinaa la woon lettre bi mais du fait que ñoo ngi ci plateau bi ñu eggale kon nga gis ni li ma la wax jamono jooju en 1894 ku mënoon a nekk fii di bindante ak journal bu nekk France te it maa ngi fekk ñaari lettre Aboul Diendel moomu nga xamante ni moo faatu woon Demba War dajale na fi moom ak chef de province yi ma lim 100 francs ci xaalis yónnee ko Saint-Louis ci obsèques yi maanaam bi ñu ko doon dëjël ak yi ñu ko doon def lañ ca frais moom Demba War yónnee na ca ñaar fukki dërëm moom ak juróom-benni province yooyu kon nga gis ni li nga waxoon ni tubaab yi Lat Joor xañoon na ko pouvoir ya mais tubaab yi delloowaat nañ ko pouvoir yi ndax Aboul Diendel moomu bi mu demee songi Albouri ba mu exilé wu bi mu ñëwee maa ngi fekk ñaari lettre yoo xamante ni bii le gouverneur Clément Thomas moo bind benn Aboul Diendel di ko wax ni ko na nga ma santal Demba War ci taxawaayam na nga wax itam le secrétaire d'État que ni Demba War amoon na médaille d'argent mais maa ngi proposé pour ñu jox ko médaille d'or lettre baa ngi fi ak beneen lettre boo xamante ni bii moom Demba War la ko bind di ko wax njàmbaar gi nga xamante ni am na ko ak jaxasoo gi nga xamante ni bii am na seen diggante kon li ma wax ni Demba War après Lat Joor lu mu ñàkkoon ci ay pouvoir jotaat na pouvoir yooyu. tout à fait loolu mooy li ma la doon wax rek ne na dañoo dindi titre bi mais dañoo dolli pouvoir yi mu amoon maintenant loolu tubaab bi itam stratégie la woon parce que bi muy def loolu teewul mu ngi envisager tubaab bi mi ngi envisager ni Demba War bis bu dee kenn du ko remplacer loolu la envisager et que doomam taawam bi nga xam ni moom la ñu def chef de province bu Sagnokor jëwriñ Meissa Mbaye bu dee kenn dutu ko remplacer waxaa jàppale ci boppam itam ni dégg nga Bounama Dior bu deewee en tant que Barguet ensuite chef de province parce que Bounama nekk na Barguet mais nekk na it chef de province du Guet moom bu deewee kenn du ko remplacer Makodou Sall mii kenn remplacer ko Meissa Mbaye Sall kenn remplacer wu ko amul benn chef de province bu ñu remplacer nga xam ne tubaab bi moo doy waar parce que tubaab bi objectif am moo di bu leen joxee pouvoir bi na mu defoon Damel bi supprimer Damel bi jox kii moom it muy président confédération des chefs du Kayor jox leen ay chef de province benn chef de province musuma dégg bu ñu remplacer ku dee rek moo bàyyi daal di jël population moom di gën a jege population di gën a mën pour gën a mën a asseoir son pouvoir de colonisateur dégg nga li ma la alors pour asseoir son pouvoir de colonisateur dafa gën a jege ji ak nit ñi relais yi ne woon ci diggante bi yëpp mu supprimer voilà yow nag li nga am ci ay information sax man am na ci yooyu aw ma ko parce que da nga dem ci source bu banque mais parce que archive yëpp nga Nantes dafa naa ni moom Nantes nga ko jël mais entre li ñuy wax nag ci dëkk beeg ak li nit ñi neexale parce que sunu mbokku géwél yi nit ñu baax lañu ndax li tax baax nañu dañu ñuy yëkkati di ñu taral di ñu cooweel ca kaw te kat wax naa ko keroog Mansour Mbaye nee naa ko da ngaa baax ba da ngay fekk nit yaa ko sut yow Mansour ngay fab ko teg ko ci sa kaw te mosuma dégg benn yoon nga wax dara lu ñaaw ci Mansour Mbaye du wax dara lu ñaaw ci àddina moo tax ma ni école géwél yi ñaar la bii xaste ak bii wax lu baax ma ne ko yow nag yow Mansour Mbaye yaay jiite école géwél yi wax lu baax et c'est la vérité alors waaye nag bi ñuy wax lu baax itam ba mu tax nu bañ a xool document yi
te damay wax sama cousin yi ak sama mbokk yi ñu naan ma loo nga xam na nga ko xamee ma ne leen dama dul yem ci li ma sama ndey ak sama baay daan wax ak li ma géwél yi wooy ma di ko dégg ak li nga xam ne dañ koy wax ci sama péeyu baay wala magi sama baay wala sama doomi baay damay dem ca péey ba ca njóobeen yi ma déglu la ñuy wax déglu ñii la ñuy wax déglu ñu sant Njaay la ñuy wax déglu sant Faal la ñuy wax lire document yi lire thèse yi ngay xam dëgg gi ndax koy déglu rek say bokki bopp dañ lay yëkkati naan la sa baay dem na ba ca kaw asamaan waaw moom laa di wax Sëwru Faal dañ daan def bu ñu politique bu ñu yeggee ci kilifa gu ne ma bàyyil ma yóbbu ko ci kaw asamaan sax man ko déet fu ko waay Sëwru ndax ku ñu wax ci sa baay di wax ci sa moom baay lu baax da nga koy daal di gëm te koy wax ci sa baay te doo seetlu bu baax doo xam histoire ku bala ko nit a xam day dëgëru fit ndax léeg-léeg nga dem ba mu yàgg nga gis loo xam ne lii day lëndëm ci wetu nit ñi wala seen nit nga gëstu ko ba xam nan la mën a loolu nekk na li ma doon wax léegi rek ni Demba War après Lat Dior li mu am ay pouvoir après Lat Dior amu ko woon ak Lat Dior ndax bon Lat Dior d'accord ay nombay tànk la ko faloon ci biir Kajoor boobu noo ngi Sénégal mais wax naa fi lettre boo xamante ni Le Figaro la ko bindoon waaye am na benn exposition universelle bu amoon en France en 1889. 1889. C'était en 1889 bari na loo xamante ni Demba War yóbbu woon na ko fa. yóbbu woon na fa suufu sàq. mooy seen dëkk yóbbu woon na fa ndoxum teenum sàq. waaw yóbbu woon na fa ndoxum déeg yóbbu woon na fa ay tegi fos. yóbbu woon na fa ay laab yi ñuy yu bare yoo xamante ni bii mooy document bi ngeen jàkkaarloo moom moo ko yóbbu woon exposé ko fa Ibrahima Ndiaye. doon noon buur njàmbur moom it am na yu bari yu mu fa yóbboon nañ fa puutar ak bal ay leget yóbbu nañ fa gerte yóbbu nañ fa tiñ yóbbu nañ fa feela yóbbu nañ fa suuna yoon exposition la woon yóbbu nañ fa saaño xam naa ni bon ay feela ak tiñ gone yi xam ko dinaa bàyyi nga leeralal ko gone yi nga xamante ni bon vraiment Demba War bari woon na ay pouvoir Lat Dior faloon na ko waaye li tax ñu bari di ko jiiñ li ñu koy jiiñ naan dafa war Lat Dior dañoo gis ni gannaaw Lat Dior amaat na pouvoir yoo xamante ni bii dem nañu sax ba doon ko reproché ni ñi mu ko seqaloon ci ay bokkam am na ñooñu dafa mujj di wàññi seen i pouvoir. tout à fait loolu bëggoon naa nga ñëwal bi ci. oui loolu il faut le rek dama leen wax logique gu pouvoir moo demee noonu parce que Demba War bi muy dem di ànd ak Lat Dior dafa ànd ak ay nit. d'accord ñi mu bokkal ndey ak baay parce que ñeenti góor la ñu woon Demba War bu naa mu sàngoo ne Massamba moom dafa dee ca mexe ju jëkk dafa dem di manipuler kano ba ñu fejoon def mu rey ci mais ñi si itam am na ñeneen ñu ma àndaloon ñi suñu bokk yi sant Diop de kër par Fatou am nañ suñu bokk yi sant Dieng am na suñu bokk yi sant Ndiaye kër Birama Sele c'est tout à fait vrai ñooñu mu àndaloon nga xam ne ay cousin la ñu mën a ñoom waaye bi mu boomee nag it moom it ba wéetee Wolondoom comme ni ginaar wéete Wolondoom buy ges nu ko neexee lay gese bi mu wéetee ak problème bi pour dire la vérité écoutez il a fait preuve d'une certaine gloutonnerie moom lay wax mais oui Demba War a été la famille Sall a été trop gourmand ci wolof def maanaam dañoo foqale woon parce que en fait bu ñu ma ci meree sama mbokki caleen yi mais dëgg la parce que dañoo mujj ñu fab Kajoor gépp téye ko ci seen loxo di ko séddale ci seen benn bàyyi ñi ñu àndaloon voilà loolu tax mu am beneen usure li mu leen coûté aussi mooy lu bari luñ leen jiiñ loo xam ne lii nit ñi dañ ciy profité waale di leen xas di leen wax lu bon lu ne buñ leen di xas sax duñu bokk seen ñi ñu bokkal duñu leen tuddaale ñoom rek lañ ci parce que dañ leen a jëppi loolu il faut le reconnaître man Sall laa sant ci laa bokk sama baay nekk na chef de canton Guet gii nekk na ko presque ñeent fukki at ci papaam du ko donne wala ci magam mais danaa reconnaître ni dañoo xawoon a foqale looloo waral nag foqale boobu moo waral nit ñi di leen wax lu bon lu ne ñu di leen koy wax man mii bi may politique monsieur Sylla voilà moo tax aujourd'hui comme j'ai exercé 2 mandats de député j'ai dit publiquement je ne serai pas candidat à la 3e députation parce que pouvoir def dafa neex waaye nag ngor aussi daf ci baax foqale gu ëpp baaxul voilà waxuma ko nag parce que damaa bañ ñu wax ma loolu mais je pense que après 2 mandats de député après ma retraite c'est quand j'ai pris ma retraite que j'ai exercé 2 mandats de député arrêtons lii rek laa amal loolu wax merci
jërëjëf honorable député Sangoné Sall ñu ngi lay sant bu baax a baax di la gërëm ci yaatuwaay bi nga am dalal ñu ak li nga ñu indil ci sa maam yooyu yéen yi ñu seetaan nag tëjuñu suñuy micro bu ngeen ñu dégloo bu fekkente ni ndax am na ku ñuy seetaan ko peut-être xam na ci Demba War luñ ci xamul bu ngeen yëgloo rek mën nañu leen a dalal pour ngeen dolli ñu ci Demba War ak Lat Dior mais defe naa mënuñu am ku gën a placé le député Sangoné Sall ndax dafa ndeyu ci Lat Dior bàyyu ci Demba War kon mbokk yi lii mooy 4e émission bi ñu leen indiloon ci diggante Demba War Sall ak le Damel Lat Dior Ngoné Latyr Diop ñu teeloon a ànd lool waaye àdduna di dox ba seen diggante ay jafe-jafe am ci déglu ngeen ñu ci émission bu njëkk ba ñaareel ba ñetteel ba kon lii mooy ñeenteelu émission bi ñu doon def ñi ngi sant sunu techniciens yi nga xamante ni bii ñoo nekk ci caméra yi réalisateurs yi waaye di sant itam njabootuk honorable député Sangoné Sall soxnaam ak waa kër gi ak bokk yi nga xamante ni ñoom ñëpp ñëwoon nañu ngir teewee émission bi bokk yi kon ñi ngi leen di jox dox daje ci seen beneen émission xam sam réew ak seen mbokkum taalibe liggéey ak nu borom Darou Mouhty Mbaye Guèye Syll ma di leen jox dox daje ci seen beneen émission xam sam réew. waaye Faranse lan na gooru Sénégal ñi ñu dugal ñu dugal Sénégal ñi génn gàddaay far dem ba faatu ñu joxe seen gànnaay ndax ñu yaatu fam nañu saamu i cere bi soose yóbbu gabang boole koog baraama siise tala kapoor ba ñu lekke imbulaañse daf ko ci biir nag laaw la ma faraañse ñoo gën a lam de julbeere ñooro rey makki doom ji jàll fuuta tooro ñoo del rey nag almaami Abdu Bukar